waaw man Modou Sarr laa tudda dëkk Banjul fii suma askan nag Sénégal lañ jóge dëkk bu ñoo ooyee Jaxaaw Siin waaye nag fañ faaxe ko mooy kawoon gannaaw Kawlax fa lañ faaxe ko suma ay maam Mbundu Sarr la mu am ay raka yu ñooyee Mbiskum Sarr Maat Jaaxeer Jaga Jaaxeer ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo meñña saareen yi ñu gàddaaye foofu am ñu ñëw Gambi am ñu dem Siin am ñu dem Joal loolu moo ñu tax a ñëw Gambi suma ay maam ma juddoo fi yaroo fi màggee fi ci Banjul ma toog Banjul ay at suma bàyyi jóge fii toxu fa ñoo ooyee Yundum la ko fa yóbbu woon nag mooy liggéey waaye man ma des fi ak suma bàjjen ku ñoo ooyee Omo Senghor ci 72 Dobson ma jànge fi it màggee fi ba loolu amee jot naa tukki dem bitim réew dafa hotel management ma am diplôme in hotel management del seeti Banjul fa ma njëkk a liggéey mooy Atlantique liggéey naa fa at balaa maa dugga ci business ci laa dugga ci business ci First Republic bi muy nguuri Saa Dawda Jawara ubbi fi benn bitik boo xam ne ay stationaries laay jaay maay soblaay nguur gi ba nga xamee ne mu nekk lu amoon solo te réussiroon na torop ndig daanaka département yu bari ci nguur gi man maa leen daan soblaay ba loolu xewee yàlla mi nga xam ne dara teewu ko nguuri Saa Dawda boobu jeex ba mu jeexee nag bokkoon na ci ñi nga xam ne dama daan dem ci commission si ndig suma jëflante ak nguur gi fi nekkoon waaye yàlla dimbale ma awma ci benn tolof xanaa leena rek arrêté nañ suma business amatuma dara lu maa def ñu arrêté ñu pour ay at ci diggante bi nag bi nga xamee ne ñaari at yi transition bi jeex na nguuri parti UDP taxaw parti UDP nag ki ma ci indi suma benn mag la ku ñoo ooyee Ibrahima Ndaw moom nekkoon na ko xereñ ci mbiri politique ci Gambia fii Ibrahima Ndaw ñu gën koo xamee ci Ibu Ndaw moo ma dugal ci politique ni ma dugalee ci politique nag mooy bi parti UDP juddoo moom mu nekk ci kilifa ba pare nekk koo xam ne moo daan taxaw na fii député pour Banjul North mu jël ma nekk secrétaire lii moo ma dugal ci politique bi muy parti United Democratic Party rëccuwuma ko it ba nga xamee ne loolu xew na am nañ ci tolof yu bari tolof bi ci gën a métti mooy mujjanteeli biñ duggee ci 2016 at boo xam ne at bu métti la ci UDP at boobu ci lañ téye Ousseynou Dabo ci lañ téye Solo Sandeng ba mu ñàkk a bakkanam ci lañ ma téye man ci suma boppa man nag bañ ma téye dëgg la gaa bokkuma woon a gaa yi béréb bi ma ne man ñu ma yóbbu ndëkk bu ñëwee Janjanbureh nit ñi jaaxle woon nañ torop ndig toog nañ ñetti weer yoo xam ne kenn xamut fi ma ne yàlla mi nga xam ne dara teewu ko mu jëlee ma fa am naa fa nag jànkonteel naa miti yu bari loolu tax nguur yi Yaya Jammeh loolu tax ma ne la nga bàyyi ma ba ma wax suma jaar-jaar li ma indi ci politique ak yi ma ci daj mu nekk loo xam ne lu métti la woon foog naa ne soo leen seetee suma gémmi ngi sax ba léegi poseguma ko ñàkk naa ci suma ay bëñ suma bët itam maa ngi ci xaw a am jafe-jafe waaye terewut
parti bi ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour seet niñ maa fajee ma di leen gërëm ci loolu di gërëm nag suma parti leader di lawyer Ousainou Darboe di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi ku mel ni ki suma deputy parti leader di Mariam Seka aji sukay naka mi nga xam ne moo jiite jigéen ñi yëpp maa ngi leen a gërëm ci taxawaay biñ taxaw bi ñu téye ñun ñëpp taxawaay bu rafet la ak mboolem boo xam ne Gambien boo xam ne yaa ngi bokk ci United Democratic Party taxaw nga ñu bu baax a baax. waaw question bu njëkk bi. waaw démocratie boobu nag li ko indi ci laa bëggoon a daanu si nga laajte ma ko li tax may gërëm ñii bokk nañ ci li nga xam ne démocratie am na fi Ousainou Darboe kenn réerewul mbir ne li juddu ci Gambia bi tey desu ci gannaaw moom moo ko waral dañ ne la ko yëngal la ko ëppa doole te Ousainou Darboe yëngal yépp tey soo gisee yéen ngeen bu ne ñëw fii te foog naa ne ci seen biir waxtaan maa ngi dégg am na kuy wax a yow ne la am na lu fi sori moo tax nga toog fii tey te loolu mooy dëgg seen toogaay fii tey gannaaw yàlla nañ gërëm Ousainou Darboe ak ñoñam ñu ci taxaw lañ pour démocratie am ci Gambia saay woo ko waxee nañ jóg rek mu ne nañ bàyyi démocratie du doole démocratie du xeex suma plim bii moom laay jël xeex ba démocratie am biir Gambia. léegi bu ñëwee. waaw ci jafe-jafe yi nga xam ne moom nga doon dund si Qatar. léegi jafe-jafe yooyu lan nga ci mën a wax. wel jafe-jafe yooyu di ko nettali sax mun naa tuur i rongoñ ndik jël la dugal la foo xam ne doo gis jant bi lëndëm taar lëndëm torop jël la dugal la foo xam ne doo gis kenn jël la dugal la foo xam ne guddi dinañ ñëw génne la di la dóor te doo xam ñi laa dóor loolu lu métti la jël la ceene la du sa mbokka du sa am di jaama du sa jabar du sa doom du sa raka kenn du la gis loolu lu métti la loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne jànkoon nañ ko jafe-jafe yoo xam ne it suba bëccëg doo ko mun a ràññale ndik fañ la denca loolu dara gënu koo métti loolu tax na ba am na ñoo xam ne ci ñun munuñ ko woon a dékku yàlla moom na leen ku mel ni ki lan marong ku mel ni ki solo koroma solo sandeng moom taxut ñuy wax kooku bañ ko téye ba ba moo ñàkk bakkanam bër bu set ñu ngi ci kawam di dóor di wéxa di lakka di sokke ba bi moomee bakkanam loolu jafe-jafe yoo xam ne jànkoontal nañ ko fii su loolu weesoo démocratie bi ma laajte nekk na démocratie boo xam ne kenn du ko mun a tudda ci gannaaw Ousainou Darboe ku wax démocratie ci Gambia tey tudduloo Ousainou Darboe ndax nga sa boppa ndik Ousainou ko xeex ak ñoñam bañ egsi fi ñu egsi nii tey ku mel ni ki yow mun a ñëw toog suma kanam fii tey di ma laajte ay questions lu am solo la Ousainou Gambien si yëpp nañ ko ne ngàcce ngaalaama ndik njàmbaaram ndik xam-xamam te la lal loolu leen yëpp mooy muñ loo muñ yàlla ne maa muñkat yi lañ ku muñ olof njaay ko wax waaye nag dafa am leneen lu olof daan wax ñu ne muñ leen ku daanu ci teen lum yàgga muña bàgg na la fa fekka man dema de déedéet foofu olof daanu nañ fa ñaanal yàlla nga daanu ci teen bu am ndox soo daanuwut ci teen bu am ndox soo fexewut ba génn foofu walaay kenn du la fa génne te ñun United Democratic Party dañ daanu woon ci teen bu amul ndox waaw. léegi bu ñëwee ci li nga xam ne mooy démocratie ak dundin bi maanaam ci jàmm maanaam loolu lan la ñu mën a leeral.
waaw sa question boobu lan nga ci jublu ci république biñ génn ndax ci biñ dugga nii. biñ dugga nii nag foog naa ne loolu soo ma ko laajtee dina ma jaaxal dinaa ci tontu nag waaye ma dellooti ko ci yow ngay jël sa xel xam la ma la wax léegi nii te yàggut ne naa le ne su dowoon démba doo toog waxtaan a man nii kon boog sa toog suma kanam tey wane na démocratie am na Gambia fi mu nekk nii démocratie dund na Gambia fi mu nekk nii te li ñoo ñaan démocratie bi am Gambia mu continuer ndik foo mun a toogee dugga ci koñi Banjul yi wala dem marché Banjul doo gestu doo xalaat ne xëj na lii dina am wala lële dina am kon nga xam ne démocratie juddooti na biir Gambia démocratie bi nag moo fi nekkoon démba barka démba ba bi nguuri Yaaya Jammeh ñëw ci la dàqa démocratie boobu façon démocratie bi nekkoon démba barka démba ci nguuri Saa Dawda démocratie boobu lañ gis mu juddooti te démocratie biñ dugga si nit ñi nekk na démocratie boo xam ne dina gën a fés oo dina gën a am doole sax bi fi nekkoon ci nguuri Saa Dawda. léegi sëñ bi. am na Gambie yoo xam ne génnoon nañ dëkk bi. demoon yoonu suuf bi demoon Europe. léegi demoon ba commencé léegi ñooy repousser loolu ban xalaat la jàppee. man toujours dama wax ne. léegi jàmbur ku fa dem. lam laajte ci ay document jéemal nga régulariser ko lu am solo la. tey Afrique yëpp la laal du Gambie rek te bëgg naa nit ñi. ñu am xalaat ne mboolem ñi nga xam ne ñuy refoulé ñuy ñëw du nguur yi ñoo ci càmbar seen loxo déedéet nguur yi nga xam ne ñoo wécceeku fu dem ni Amérique beneen nguur bu ees lañ am te président bu ñëw da nga ñëw ak sa idée da nga ñëw ak sa pas-pas da nga ñëw ak sa defin kenn réerewul mbir ne Trump bi moo ut sax am na lu mu wax ne su amee it mboolem koo xam ne régulariser sa stay foofu dinañ la delloo sa réew te loolu foog naa ne nguur yi nekk Afrique kenn réeréwu ko mbir ñun ñëpp a ko déggandoor muy ku nekk Afrique muy ku nekkoon Amérique yi mooy ñi refoulé si it ñooñ tamit déggoon nañ ko kon loolu gow ma ne war naa tax ñu ne ñu ngi ŋàñña nguur yi nga xam ne ñoo fi nekk loolu warul. waaw léegi bu ñu dellusee. waaw diggante Sénégal ak Gambie. mu mel ne kenn ku ne gis na diggante relation bi am Sénégal ak Gambie rawatina. Adama Barrow ak Macky Sall. loolu lan nga ñu ci mën a indi. Adama Barrow Macky Sall macha allah nañ ñaan mu gën a dem kanam politique réew nag réew bu nekk am na nooy doxee Sénégal am na nu ñoo doxee anglophone la. Gambie am na ñu doxoo Sénégal am na nu ñu doxee francophone la Gambie am na nu ñoo doxee anglophone la waaye terewut suñ maam yi ñoo daan jëlante suñ maam yi ñoo daan siyante suñ maam yi ñoo daan génte wante suñ maam yi ñoo daan fekkalante suñ dëj yi waaw loolu ba léegi kenn mënu ko fee génnee li xew nag mooy administration bi ni ñoo demee moo nekkut benn waaye nag dara mënuñoo xaajale dara mënuñoo xaajale loolu nekk na lu am solo loo xam ne lu rafet la diggante Gambie ak Sénégal du tey démba la du tey kon boog soo fekkee fale Jóob di nga fekk fii Jóob soo fekkee fale Saar di nga fekk fii Saar man mii wax a yow nii wax naa la ne sumay maam fale la askanoo Sénégal la askanoo kon boog tey kenn du ma mun a wax ne man du ma Sénégambien loolu moo fi newoon. léegi seen diggante Sénégalais yi nga xam ne ñoo dund fii ci Gambie diggante nan la demee. loolu kenn du ko mun a wax. loolu jéggi na ñun suñ xalaat jéggi na suñ njort ndik Sénégalais yi nekk fii foog naa ne dañ ko xayma rek waaye kenn mënut a xam ñi fi nekk te dañ fi nekk am fi ay jabar am fi ay doom am fi ay seet kon boog ñooñu mun naa leen a ooyee ne Gambien lañ. am na kenn ko xam ne mu ngay jaayee fii ci suma gannaaw fii laa jaayee suñu waxee rek ma ne leen yéen suñu leen a refoulé seen doom yi fii la ñoo ne because ñoom Gambien lañ toujours ma tooñee leen ko waaye loolu doon na loo xam ne lu rafet la diggante Sénégal ak Gambia Sénégalais yi dëkk fii am na ñoo xam ne ñu ngi fi ay booba man juddooguma sax ñu ngi fi am fi ay doom am fi ay kër ay kër kooku lan nga ko mun a wax
ah Gambien nga ko mun a ooye you know léegi au Sénégambien. diggante Sénégal ak Gambie. ku xool traversé bi xam na xaw na métti lool ci wàllu bag beeg yooyu. ndax pare ngeen ñi nekk ci nguur gi ngir pont bi ñu doon wax ñu def ko fi. waaw foofu nag du ma fa mun a mun a dugg ci domaine boobu ndig man parti laa am te ci political parti laa nekkuma ci nguur gi waaw foofu du ma fa mun a dugg li xew mooy foofu sànni ko nguur gi ñu tontu la ci sa laajte boobu. dernière question bi mooy léegi kon yéen ñi nekk ci pouvoir bi. ndax pare ngeen pour Yaya Jammeh ñëwaat ci jàmm. foofu xam naa ne yow sa bopp sax dinaa la bàyyi nga tontu ko dama la bàyyi nga tontu ko ndig nga ñëw toog suma kanam fii tey di ma laaj loolu. foog naa ne yow doo nangu loolu sax waaw man du ma jaar ci tur bi naa ko bàyyi noonu rek di leen sant nag di leen gërëm Thiès Media di leen gërëm foog naa ne ba ma duggee ci politique ba léegi ñaar fukki at ak benn ci ren even Gambie fii musuma toog ci télévision station wala ma toog pour won leen rek ñun suñ parti bi niñ amee kilifa. xam nga kilifa politique mooy parti nga parti bi politicien bu amut parti amuloo dara parti mooy kilifa ci politique te bugga naa muy Sénégal muy Gambie nit ñi war a xam fi mu nekk nii ne dañ war a liggéey dañ war a liggéey dañ war a jokkoo moo yore yëpp jokkoo su amut réeroo dina am te su jokkoo amut waxtaan du am te su waxtaan amut réeroo am kon boog muy Sénégal muy Gambia luñ mun di dégg nañ ko jël toog càmbar ko waxtaan ko jokkoo ci loolu mooy li am solo di leen gërëm nag di leen sant jërë ngeen jëf. Okay, I am Mamadou Issar, Secretary General for Electoral Matters of the United Democratic Party. Once again, what I have just said in Wolof, I'll just say it briefly for the English-speaking audience. Going into the democratic dispensation in the country today, definitely it is very fine. People are free to go anywhere, and that has never happened within the 22 years of Jammeh regime. Democracy has taken its space now, and Gambians are free now to go to anywhere that they want to go to. Gambians have the right for freedom of speech, which was definitely absolutely impossible for Gambians to say or to spell out their views. Journalists were harassed, political parties were seriously intimidated, arbitrary arrests, which I am not an exception. I was arrested with my party leader as well, Solo Sandeng and others. They all lost their lives during the course of the first regime. I myself, I was incarcerated at Janjambure, where I spent almost about 3 months in a condition which was not the least conducive. A condition that even an animal will not be treated like that, much more a human being. All did happen during the course of the Second Republic. But as at now, Gambians, as I have just said, are absolutely free. And the democratic dispensation that is prevailing now has never happened in this country during the Second Republic. With my experience as a politician
and a seasoned one for that matter. I am absolutely grateful to lawyer Ousainou Darboe and his compatriots, including my very self. Because if Gambians are talking of democracy today, it's lawyer Ousainou Darboe. If Gambians are talking of freedom today, it's because of lawyer Ousainou Darboe. If Gambians are talking of justice today, it's lawyer Ousainou Darboe. So we owe it to lawyer Ousainou Darboe and his compatriots, including my very self. So Gambians, let us all prepare to work hard to nurture the new dispensation of President Adama Barrow. Gambians, let us be prepared to work hand in hand to see that democracy prevails within the territories of the Gambia. Gambians, let us be prepared to work hard and work hand in hand to try and eradicate tribalism, eradicate sectionalism. These are issues that do derail the democratic dispensation. So let us all try to do away with that. As at now, all Gambians are called on board to support the democratic dispensation. As at now, we are now coming to face the local government elections, which is the mayoral elections. And we are urging all Gambians to come on board and cast their votes. We are urging all Gambians to do it in a manner which is in a very democratic way, irrespective of which political party you belong, irrespective of which tribe you belong. Let us all work together to see that we have a successful elections. Once again, Gambians, we have a lot ahead of us. Coming to the relationship between Senegal and the Gambia, what I am saying here is Senegal and the Gambia, we have been enjoying a very coexistence relationship. And that coexistence, we should not abuse it. Because as Senegalese and as Gambians, we share the same ethnic group. We share the same culture. When I say we share the same culture, when you talk of a Serere, Job, Njai, Sar, you go to Senegal, you will find them there. When you come to the Fula ethnic group, you talk of Jallo, Sow, Ka, you go to Senegal, you will find them there. So obviously, Gambia and Senegal, we are one nation, we are one people, and we should try and nurture that to the best of our ability. And what I am once again saying is Gambia has been a country that is the smiling coast of West Africa that has eroded way back 22 years ago. The government of Adama Barrow is doing all what he could to try and see that smiling coast, that teranga that the Gambians know, and nurture it in a manner that has been devastated by the Second Republic. The government of Adama Barrow is trying to bring back that smiling coast and that teranga that the Gambians know. So for that reason, I am appealing to all Gambians to do their level best to see that that teranga and that smiling coast is now maintained, nurtured, and put in the rightful place. I thank you very much once again. Thank both the government of Senegal and the government of the Gambia for what they have done to see that during the impasse there is peace, tranquility in this country, which is our little Gambia. Though little, but we have a lot to offer in peace, prosperity.
I thank you very much once again. Thank you.